jaama rek kañ. yaa ngi fine. sant yàlla. yes noo gisee tey li nga xam ne nag Gambian citizens si ñoo génn si ku wane seen naxaal si li nga xam ne mooy suñu budget bi. lu wér la ba pare ci jamono yi nekk nii di jéem a saxal démocratie ñaxtu dañ ko war a saxalaale ak démocratie bi ndax ñaxtu is one of the few avenues that the people have for express and dissatisfaction of government policy. Right now, Fintoluni, one of the most important functions of the National Assembly is taking place. Temungejel place to the People's House. And today we are being denied the right to go in there for talk, deglu, observe proceedings on a supplementary budget. Bo xamne nit ñu bari ci dëkk bi gis nañ ne loo xam ne la is a missed priority bu yàggul rek lañ fi allocate government xaalis gu bëri over 19 billion ci suñ xaalis ci diir bu gàtt bi bañ ko joxee bi waxtu bii nii ba jamono biñ toll nii xaalis boobu noonu jeex na ñu bëree ngee wax ne li jeexal xaalis gi mooy tukki yu bëri yi ak padiyam yu bëri yi ñoo fay nit ñi ministres yi ak officials yi tukki di dem di ñëw waxuma ne tukki bu nekk bon na waaye yenn tukki yi waroon nañ koo mun a wàññi pour mun a save xaalis bi nga xam ne moom la leen nit ñi jox pour ñu ron dëkk bi tey fi mu nekk nii boo gisee ñuy laajte dooli pour ñu dooli leen xaalis dafa fekk xaalis bi ñu leen joxoon noonu pour at bi dafa fekk ñu squander ko ci yoo xam ne amul njëriñ trop ci nit ñi lopitaan yaa ngi nii amuñ garab amuñ lal school yaa ngi nii desk amul xale yaa ngi struggle. Those are the priority areas yoo xam ne foofu la nguur gi waroon a def xaalis gu bëri waaye tey maa ngi gis ne ñu ngi jox government president's office is it $60 million ci kaw liñ leen joxoon ba pare te nit ñi ne loolu dafa doyoon pour complete the whole year but it now appears ne gars yi xaalis boobu sax doyatut li ci gën a naxari ñu bëri tamit including man mii suma boppa mooy ne ay political appointees yoo xam ne duñ njëriñ dëkk bi dara nguur président bi rek la ñoo njëriñ ñoom la ñoo fexel nii pour jox leen ay salary boo xam ne nit ñaa ko fay bu fekkee ne woon ñoom seen liggéey dafa improve the lot of the Gambian people the welfare of the people kenn du ko kontar waaye daf ñu óor ne boo seetee liste bi fu ñoo allocate xaalis bi li ëpp yëpp a ngi dem to private or political appointees yoo xam ne amaluñ dëkk bi benn njëriñ so loolu moo tax ñu bari ñëw fii tey pour ñaxtu te wax naa ko ci njëlbeen new ñaxtu dafa war a bokk ci démocratie dañ ko fi war a saxal li tax ñu war koo saxal mooy ne nit ñi ci avenue boobu rek lañ mun a hold the government accountable between two elections ñun duma mun a am suma organisation suma company appoint suma chief executive officer am suma board of directors ba pare bàyyi ko rek muy def lu ko neex di dem di ñëw saa yu ko neexee ñun suñ président bi dafa tukki di jël private jet loolu dafa seer $200,000 at a go $17,000 per hour that's where the money went they should now tell us ne foofu la xaalis bi dem moo tax ñuy laajte moo bi ñoo laajte noonu la nit ñi di bañ nag moo tax ñu ñëw fii tey. so foog nga ne li nga def nii dina am any impact. well man yaakaaruma ko nag because of nit ñu traité fii tey police they are not aggressive the people are not aggressive there is a subtle tension here boo xam ne li ko waral mooy the people want to exercise their rights the authorities are denying them that's a violation of my constitutional right man maa ngi wax ne bu fekkee ne alaawoon nañ ma dugg ci néeg bi tey damaa dem toog foofu ak ci yar ak teegin
ndax man loolu lañ ma xamee but ñi toog fi ñi taxaw fii are responsible adults ñu ngi téye seen banasi di manifest their disapproval of a budget that is going to drain our economy. We have very meager resources. ñun Gambia liñ am bariwul ñu ngi yaakaar ndimbal jógee ko bitim réew ñëw ndimbal boobu nag bu ñëwee nga jël ko pisir pasare ko ba nga xam ne dara desuti nga war a dellu si ci nit ñi ci seen representatives si ci National Assembly bi pour laaj leen pour ñu yokkal la dafa mel ni liñ la joxoon da nga ko kasaara ñun loolu lañ wax te loolu lañ gëm te ñun yaakaar na loolu mooy dëgg. so su nekkee ne budget bi dañ ko approuvé. budget bi buñ ko approuve nañ ko waaye ñun tamit am na feneen fuñ jàppa moo tax ma ne xale yu góor yeeg jigéen ñi fi taxaw tey ay ndaw lañ ñu ngi am carte woote boobu is the most important document that any Gambian has bu waxtu bi jotee pour ñu delloo leen dinañ leen delloo ndax duñ leen delloo ci suñ loxo la des te ñu ngi waxtaan ak honorable Halifa Sallah mi amoon yar ak teggin génn si di wax ak ñun ñi nga xam ne ñooy ñaxtu mu ngi wax ne ñu exercise suñ rights under section 92 of the constitution bu ñu may doole ñun nit ñi nga xam ne ñoo fa teg nguur gi pour ñu recall suñ National Assembly members yoo xam ne ñoom ñoo support this absolutely ridiculous budget. So where we are able to exercise that right is at the ballot, but we have the legal instrument to check them and to censure these people, not only the president, but to censure even the National Assembly members. There is a provision for the recalling of National Assembly members. Ndax dinañ ko def ndax duñ ko def dafa des ci suñ loxo ñun ñi nga xam ne ñun ñoo war a organise pour make sure ne suñ démocratie bi sax na te ñu saxalaale si ñaxtu ndax loolu lu am solo la foofu rek lañ mun a jàppee government. We cannot wait for every 5 years to censure our government. We have to have processes and avenues through which we can hold government accountable te loolu la ñoo fexe fi mu nekk nii. While li xew fii tey is a disgrace, even though the police officers are working on the command, ñii amuñ dara luñ ci def. It's about time now we seize the opportunity to talk to the authorities that be wax leen dëgg ndax lii du yoon te jaaduwul. jërëjëf. jërëjëf.